asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp ku si ne sa tur ak sa sant di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm ñu commencé ak information yi nga xam ne ñu ngi koy diviser fii nga xam ne mooy Gossas 24 mu nekk bras de fer boo xam ne rek am na ci diggante Pakistan ak Inde mu nekk ñaari puissance nucléaire premier ministre bi nga xam ne nag mooy premier ministre pakistanais di Shehbaz Sharif daal dinay nag dànkaafu frappe yi nga xam ne indien yi bëgg nañ koo def yoo xam ne la fi mu ne nii daal taxaw nañ pour def ko fii nga xam ne mooy Pakistan moom nag mu daal déclaré ni ñoom seeni arme maanaam ngànnaay yi nga xam ne yor nañ ko teguñu ko rek maanaam foofu nga xam ne mooy musée ya maanaam di ko exposé pour nit ñi ñëw di ko xool maanaam arme yooyu bis bu leen Inde songee ñoom dinañ ko utiliser ndax war ngeen a xam ni ni ma ko débuté rek ñoom ay puissance nucléaire lañ te Pakistan nee na bu gisul lu mu xam moom dina utiliser li nga xam ne mooy arme nucléaire loolu nag seen dirigeants yi ñoo ko wax te mu nekk loo xam ne nag danger la pour àdduna bi ndax bu demee ba nga xam ne nucléaire day daal di jóg ci ñaari dëkk yi kon lu bari ci ay nit dinañ faatu kon nag nekk na loo xam ne daal wax dëgg yàlla lu ñu jara jóg taxaw la surtout instance yi nga xam ne mooy instance internationale ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllum àdduna bi muy ko lu mel ni ONU les Nations Unies maanaam ñu war na cee taxaw am na nag ñu ciy def ay waxtaan pour maanaam jàmm mën a ñëwaat ndax assassinat boo xam ni am na te ñi ko def nee nañ ay maanaam ay woy fépp lañ yoo xam ni ñi ngi dëkk fi nga xam ni mooy Pakistan ñu continuer information yi ñi nga xam ne ñooy xuus yi daal di nañuy song àjjuma démb benn dëkk bu nekk ci Israël ñu naan ko Tamara ak benn missile bu ñu naan Palestine 1 missile bi nag daal di nañ koy intercepté ci li waa Israël wax waaye nag li nga xam ne mooy vitesse bi mu doon daw am na doole ba def na fa ay dégâts ndax missile bi day ànd ak ay débris maanaam buñ ko dóoree rek même bu explosé dafa am yeneen damit yoo xam ni day daal di dal ci li nga xam ni mooy bâtiment yeeg wala fi nga xam ni visé nañ ko rek dina fa dal ba yàq fa nga gis saxaar si nii mu nekk lu doy waar. ñu continuer rek information yi dem fële nga xam ni mooy Russie bu Vladimir Poutine ñu wone rek foofu ci Kremlin ba ab benn église bu yam boo xam ne mu ngi ci këram gi moom Vladimir Poutine kon mën nañoo wax ni Vladimir Poutine moom catholique pratiquant la. Fii aussi urgent l'armée israélienne moom it daal di affirmer que ni envoyé na ay soldats maanaam ay troupes foofu nga xam ni mooy ci sud Syrie loolu nag pour maanaam rek taxaw ñi nga xam ne ñooy Druzes yi ñi ngi nekk foofu noonu ci village yoo xam ne daal ñi nga xam ne ñooy armée bu Syrie nga xam ne mooy nouvelle autorité maanaam ñi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu réew ma te ñëw bees ñoom ñoo fa nekk waaye nag dañ doon song ñi nga xam ne ñooy Druzes yi loolu nag tax na ba nga xam ne ñoom ñu ngi doon ñaan appel pour waa armée bu Israël ñëw foofu noonu loolu moom gis nañ ñi ñu wane photo yi di nga gis armée bu Israël ñoo wàccee hélicoptère commencé déployer ci zone boobu nga xam ne mi ngi nekk foofu ci Syrie. Lu tolloog 217 journalistes yoo xam ne rey nañ leen fële ca bande bu Gaza depuis octobre 2023 ci maanaam ay bombardement yoo xam ne ñi nga xam ne ñooy anti-sioniste def nañ ko ci foofu nga xam ne moo di Palestine ci occasion journée mondiale de la liberté de la presse 2025 nag la ñu wone casque bi nga xam ne wane nañ ko daal di koy nataal nii wane journaliste boo xam ne dañ ko rey ak gilet de balam loolu nag ñi ko def ñooy israéliens yi te am na ci ñoo xam ne sax ay sniper lañ leen reyee ñi def loolu nag mooy waa Israël bu nu continuer rek ci information boobu nga xam ni information yi nga xam ne ñi ngi xew foofu noonu fële ci Israël captif boo xam ni maanaam koo xam ne dañ koo jàpp foofu nga xam ni mooy Isa ci maanaam ñi nga xam ni
ñooy prisonniers ñi nga xam ñooy waa Hamas maanaam ñi ñu enlevé woon ci début 7 octobre bi foofu nag waa Israël dañ doon bombardé mais bi ñu bombardé dañoo bombardé waale foofu nga xam ni jàppoon nañ benn otage kooku nag jële ci blessure yu metti moom la ñuy wone photom nii moom nag mi ngi ñaxtu ci texte boo xam ne bind na ko nee na nag je ne sais rien du sort de mon ami de famille qui était avec moi au moment de l'attaque. Si le fils de Benjamin Netanyahu ou le fils d'un des responsables de la coalition gouvernementale avait été avec nous, la guerre aurait cessé. loolu nag maanaam mooy xibaar boo xam ne rek moom wax na ko jëmale ko ñi nga xam ne ñooy autorité israéliens yi ndax nee na bu doon doomi Netanyahu la kon ba tey guerre bi dakkal nañ ko bu doon tamit doomu ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite foofu nga xam ne mooy Israël seen doom dajaa nekkoon ci guerre bi dinañ dakkal li nga xam ne moom la ñuy def waaye nag ba tey ñoom dañoo gumba tëxlu Benjamin Netanyahu ak sioniste yi mu àndal ak radicalistes yi nga xam ne ànd ak ñoom ba tey mënuñoo dakkal li nga xam ni mooy guerre bi nga xam ni am na foofu noonu. ñu kon ne ci information géopolitique mu nekk monde boo xam ni information yi mi ngi daw Inde nag daal di imposer maanaam li nga xam ne rek mooy tere boo xam ne def na ko ci marchandise yi nga xam ne mooy marchandise pakistanais loolu nag nee na dañ koo def ci intérêt li nga xam ne rek mooy sécurité nationale bu Inde loolu nag autorité bi nekk foofu noonu ca Inde moo ko wax. li nga xam ne rek turam wax na ko ni ñoom ñoo gagné li nga xam ne mooy seconde guerre mondiale bi ki nga xam ne mooy Dmitri Medvedev nekkoon ancien président bu Russie daal dina koy tontu nee na ko ñoom li ñu ñàkk nañ lu tolloog 27 millions muy ay góor ak jigéen yoo xam ne rek daal di nañuy faatu pour rek maanaam li nga xam ne mooy fascisme bi nga xam ne amoon na foofu noonu moo tax nag nee na 9 mai bi ñoom seenu fête la mais du feetu américain waaw. ñii nga xam ne ñooy xuus yi ñoom opération balistique boo xam ne mëne woon nañ ko ci site militaire yi nga xam ne nekk na foofu ca Israël mu jigee foofu ca Tel Aviv seen porte parole bi nag daal dinay avertir que les nations musulmanes maanaam ñi nga xam ne ñooy musulmans yi nga xam ni ñoo nekk ci yenn état yi nee nañ nag dinañ ñi maanaam mooy état yoo xam ne rek maanaam dañoo soumise maanaam dañoo jaay seen ngor jaay seen bopp jaay seen réew ñi nga xam ne ñooy sionistes yi mooy américains yeeg tubaab yeeg occidentaux yi nee na nag dinañ maanaam rek am maanaam ils subiront plutôt les conséquences maanaam lépp loo xam ne nag gàllankoor la boo xam ne loolu nga xam ne mooy joxe nañ ko seen bopp joxe ko seen ngor ak li nga xam ne rek mooy danger bi nga xam ne Israël dina ko maanaam utiliser su amee li nga xam ne moom la bëgg ci li nga xam ne rek mooy pays yi nga xam ne mooy pays musulmans yi kooku nag di Yahya Sarré moo wax lu mel noonu kii nga xam ne mooy Perkov sur intervention du Royaume-Uni aux troupes ukrainiennes pour le défilé du jour de la victoire en Europe. Il déclare que c'est un manque de respect envers les vétérans britanniques de la Seconde Guerre mondiale que Steinmeier veille que des partisans d'éléments néo-nazis marchent avec ses troupes. maanaam loolu rek ay ñaxtu la yoo xam ni moom kooku di Peskov moo ko doon wax ci ñi nga xam jëmoon ko ñi nga xam mooy Royaume-Uni ak néo-nazis yooyu nga xam ni Europe ñoo ko yàqoon loolu nag buñ demee bay défilé au côté ci yenn yi défilé yi loolu nag métti na leen lool. kii di benn ancien général de division israélienne di Yitzhak Brik moom nag daal dinay wax ni armée bu Israël mënut a gagné ñi nga xam ne ñooy waa Hamas nee na tous les destructions observées dans la bande de Gaza donnent un sentiment superficiel de victoire que Netanyahou et les ministres de la coalition tentent de promouvoir alors qu'ils réalisent aucune victoire n'a été remportée car le Hamas est présent par milliers dans la ville souterrain des tunnels. Des milliers de tunnels ont été construits par le Hamas dans la bande de Gaza. Les combattants du Hamas adoptent une approche de type guérilla, sortent souvent des tunnels la nuit par petits groupes, posant des explosifs et des pièges sur les routes et dans les habitations, puis tourner dans les tunnels. Des raids et bombardements aériens permettent aux soldats de marquer une pause et de reposer
mais ne leur permet pas de gagner la guerre. Les combattants du Hamas sont tournés à plusieurs reprises dans les mêmes zones que Sall avait occupées, puis abandonnés, menant des opérations difficiles. À partir de là, c'est pourquoi Sall est incapable de vaincre le Hamas. Le Hamas a subi des pertes 10 fois inférieures à celles annoncées par Sall et il a aujourd'hui retrouvé sa taille normale. maanaam moom li nga xam ne rek wax na ko fii nii ci texte bi dafa gudd moo tax ñu liiral leen ko en français pour mu gën a gaaw maanaam li nga xam ne rek armée bu Israël wax nañ ko di annoncé ni ñoom ñi ngi vaincre ñi nga xam ne ñooy waa Hamas nee na loolu du dëgg ndax waa Hamas dañuy ñi ngi am ay tunnel yoo xam ne yu bari la yoo xam ne dañu faa ne moom la ñu tabax te dañuy bàyyi ba guddi rek ñu jël ay explosif ak ay yeneen yoo xam ne ay ndell maanaam di ko teg ci yoon yi bu suba gi ñu delluwaat fu ñu amee occasion tamit daal di song ñi nga xam ne ñooy militaires yi nga xam ne ñooy militaires israéliens te nee na li nga xam bilan bi nga xam ne wax nañ ko ni moom la ñu rey ci waa Israël nee na loolu du dëgg nee na ëpp na ni liñ rey ci militaire israélien bëri na lool te ñi nga xam ne ñooy waa Hamas ñoom ñoo ko def ñoom ñoo def perte yooyu noonu jëmale ko ci armée bu Israël. Président serbe Aleksandar Vučić a été admis à l'hôpital militaire de Belgrade à son retour des USA, a déclaré son bureau sans donner de raison. maanaam daal ba mu jógee foofu nga xam ne mooy États-Unis dañ ko daal di yóbbu ci hôpital ba mu nekk maanaam ci état boo xam ne daal état bu métti la kii nga xam ne mooy président Zelensky bu Ukraine daal dinay mëne France bu ay frappe yoo xam ne daf ko ciblé ay dirigeants étrangers ci défilé du jour foofu nga xam ni mooy Moscou. Ukraine ne peut garantir la sécurité des dirigeants mondiaux présents à Moscou le 9 mai, défilé du jour de la victoire annoncé maanaam le 9 mai bii di ñëw ñoom maanaam dinañ ciblé song ñi nga xam ne ñooy défilé foofu nga xam ne mooy Moscou nekk capitale bi nga xam ne mooy capitalu Russie. Mike Waltz tur yi nag anglais la a été licencié parce qu'il travaille maanaam dañ koo daal di dàq ndax maanaam liggéeyam yëpp da koo jëmale woon di dooleel ñi nga xam ne ñooy Israël te moom waa États-Unis ñoo ko fal ci guerre bi nga xam ne mooy guerre contre Iran bi nga xam ne ñoo koy mëne loolu nag Washington Post moom moo ko publié Washington Post nag daal di rapporté que conseil de sécurité nationale bu États-Unis di Mike Waltz a été licencié en raison de ses nombreuses communications avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Actualité géopolitique États-Unis moom daal di nay xamle ni maanaam mën nañoo maanaam vaincre maanaam gagné ñi nga xam ne ñooy waa Chine loolu nag seen benn kilifa ci armée bi moo xamle loolu mooy un haut responsable militaire. kooku nekk commandant du commandement Indo-Pacifique américain l'amiral Samuel Paparo kooku nag daan nay wax ni fi mu toll nii maanaam ñoom mën nañoo gañe ñi nga xam ne ñooy waa Chine bu ñu amee jàmmarloo militaire jëmale ko aussi foofu nga xam ne rek mooy diggante Chine ak dëkk boobu nga xam ne mooy Taïwan maanaam bu fa coow amee ñoom xam naa américains yi comme ñu ngi foofu di jàppale Taïwan bu ñu duggee ci xeex bi dinañ mën a gañe ñi nga xam ne ñooy waa Chine daal di waxaat rek ni puissance chinois bi maanaam dafa am ay difficulté fu mu toll rek difficulté yi day gën di yokk ministère britannique des affaires étrangères nee na nag ñi nga xam ne ni waa Israël dañoo war a te li nga xam ne mooy seen bopp ci li nga xam ne rek xew na fële ca Syrie maanaam pour rek nërmeelal li nga xam ne mooy gouvernement bu Syrie moom la wax ni neen le ministre britannique des affaires étrangères nous appelons Israël à s'abstenir de toute action susceptible de déstabiliser la Syrie. Ministre pakistanais de la défense Asif nee na nag ñoom dinañ song li nga xam ni mooy structure mooy bâtiment yeeg maanaam infrastructure yi nga xam ni mi ngi foofu noonu ca fi nga xam ne rek mooy Inde
pour rek maanaam bu fekkee ñoom dañoo bëgg a nangu loolu nga xam ni mooy ndox mi maanaam mooy lag yeeg kii am foofu nga xam dañ koo seq seen diggante loolu nag bu amee ñoom dinañ daal di riposter moom la wax fii nii le ministère pakistanais de la défense Asif nous frapperons toute structure construite par l'Inde pour détourner les eaux de l'Indus maanaam mooy bu ñu tabaxee loo xam ne rek day gàllankoor ndox mi di dox ni mu war a doxee seen diggante ñoom dinañ ko daal di yàq li nga xam ne mooy ce Kremlin but de cessez-le-feu proposé par la Russie était de tester la volonté de Kiev de rechercher un règlement pacifique maanaam rek cessez-le-feu bi dañ koo teg rek pour maanaam rek xool ba xam jàmm dina mën a am. avion de chasse yu turc daal dinañuy démb mëne ay maanaam opération de brouillage maanaam di yàqal ñi nga xam mooy avion israélien ci nga xam ay chasseur lañ pour rek maanaam duñu mën a gis ba mën a bombarder foofu nga xam ne mooy Syrie avion de chasse turc yi nag ñoom ñoo doon def ay signaux électroniques pour rek procéder ak ay opération de brouillage vendredi la loolu amoon mooy ci àjjuma ji pour rek maanaam tiital ak yàqal ñooñu nga xam ni ñooy israélien ak seen avion yi nga xam ni daal dinay dugg ci jaww syrien yi mooy espace aérien bi ci contexte bi nga xam ne rek ci vague de frappe yi nga xam ne Israël mi ngi koy mëne foofu nga xam ne mooy Syrie loolu nag rajo division bu Israël daal nañu koy confirmer maanaam daal nañ koy dëggal que ni Turquie yi doon nañ dugg ak seen avion de chasse yi maanaam di yàqal ñi nga xam ne mooy avion de chasse yu Israël yi loolu nag nekk première fois espace aérien maanaam Turquie dugg fa di brouiller li nga xam ne mooy signaux yi nga xam ni waa Israël dañoo utiliser ay avion pour bombarder foofu noonu daal di fexe rek bañ quitter li nga xam ne rek mooy jaww syrien bi loolu nag nekk na information boo xam ni ñu ko suivre en cours bu ñu continuer armée pakistanaise bi daal di annoncé benn tir d'entraînement boo xam ne 1000 missiles au sol la ci maanaam plusieurs ogives nucléaires maanaam wàllum nucléaire mooy comme li ñu doon wax rek mu nekk bomb yoo xam ni moom muy dorwaay la bis bi ñu ko utiliser nag àdduna bi moom xam naa ni dinañ ci si biir ay conséquences ndax bombu nucléaire moom nekk na loo xam ni moom ni faagaagal ci nit doy na waar ku weddi laajën fële nga xam ne mooy Japon muy Hiroshima ak Nagasaki l'armée pakistan nag daal dinay moom it procédé ci samedi bi ci ay tir de missile sol foofu nga xam ni mooy seen dëkk loolu nag tax na ba nga xam ne tension yi ak indien yi gën naa yokku Pakistan nag daal dinay maanaam rek procéder aujourd'hui avec succès ci tir entraînement système d'arme Abdali missile sol la boo xam ni mi ngi porté maanaam buñ ko sànnee mi ngi dem lu tolloo 450 kilomètres daal dinay conté maanaam ay olive maanaam ay bomb yu ndaw la yoo xam ni boo ko sànnee tamit mën naa tukkal àdduna moom nag daal dina koy wax ci jaarale ko ci armée bi nga xam ne mooy armée bi nga xam ne moo nekk foofu noonu bu ñu continuer rek ci information yi Medvedev ci sujet Zelensky si maanaam trêve boo xam ni war naa am un crétin vert et mal rasé qui ne fait rien de plus qu'une provocation maanaam mu ngi xas yu doy waar ni moom amul leen loo xam ne rek maanaam mën na koo jariñ lu dul ay wax yoo xam ne wax yu picc la di xaste mu nekk lu ñaaw moom nag daal dinay dànkaafu waa Ukraine ñu ni ci jour bi nga xam ne mooy jouru 9 mai bi ci victoire boobu nga xam ne amoon nañ ko ci contre le fascisme foofu nga xam ni ak nazisme nazi yi nee na nag bu boobaa kenn dootul garanti que 10 mai dina dal bu baax a baax maanaam le 10 bi moom dina dal bu baax a baax ci foofu nga xam ne mooy Kiev mooy capitale bu Israël nee na Zelensky daan nay rejeté trêve bi nga xam ne Poutine daan na koy déclaré nee na loolu mënut a nekk mu waroon a am quelque 3 maanaam en 3 5 ou 7 jours maanaam yoo xam ne waroon naa am
mais nee na loolu mënut a am bu ko nga xam ne mooy Zelensky moom moo ko def. Medvedev aussi daal di rejeté l'affirmation que termes selon lesquels les États-Unis ont joué un rôle maanaam ci victoire seconde guerre mondiale bi nga xam ni am na ni waa États-Unis ñoom rôle bu mag lañ ci def ñoom ñoo tax ñu gagné guerre bi. moom nag daal dinay dàq wax jooju noonu wane ni nag seconde guerre mondiale bi foofu ñi nga xam ne ñooy Russie ñoom ñoo ko gagné ndax ñoom ñoo ci ñàkk lu tolloog 27 millions ci seeni doom yoo xam ni faatu nañ foofu noonu. ministre russe des transports nee na nag lu tolloog 300 véhicules et près de 3000 personnes pourront traverser chaque jour le pont de contrôle sur le point reliant la Russie à la RPDC. waaw loolu nag ñi nga xam ne rek ñooy Russie ñoom ñoo ko xamal RPDC nga gis ko fii nii ak président bu Corée du Nord ñi joxante loxo. ñi nga xam ne ñooy brigade al-Qassam fële ca Palestine daal di nañu wax ni am na maanaam ay soldats yu Israël yoo xam ni rey nañ leen ñeneen ñi daal leen di blessé ci benn opération boo xam ni am na foofu nga xam ni mooy Rafah mi ngi nekk foofu noonu ci bande bu Gaza ba tey militaire israélien ñi ngi foofu noonu. États-Unis nag daal dinay woote ñu daal di abandonné li nga xam ni mooy programme nucléaire bu Iran ak missile balistique yi nga xam ne Iran ñi ngi koy defar. Secrétaire d'État américain di Marco Rubio daal dinay déclaré que Iran dafa war a abandonné dafa war a bàyyi li nga xam ne mooy programme d'enrichissement nucléaire ak missile balistique yi nga xam ni mi ngi koy adapté ci ligne diir yi nga xam ni maanaam ñoo am ci négociation yi entre Washington ak Téhéran. maanaam daal loolu moo nekk obstacle yi ñoom ñu daal di bàyyi li nga xam ni mooy nucléaire bi nga xam ni Iran da koy def ak missile balistique yi nga xam ni mën naa dem ba ay réew wala ay continent loolu nag moom nee na nag waa Iran dakkal loolu nag nee na moom moo indi fi ne nii li nga xam ne mooy maanaam seen juyeloo ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy amale fële ca Oman ñu war a indi jàmm mais ba tey loolu moom mënta nekk. urgence yi soirée vague de bombardement yoo xam ne foofu nga xam ne mooy Syrie lañ ko defee te ñii ko def ñi soldats israéliens yi maanaam armée bu Israël maanaam armée aérien ñoo ciblé capitale bi nga xam ne mooy Damas ak fi nga xam ne mooy ci campagne yi di Deira Hama attaques yi ak Idlib ak ay régions yoo xam ne nekk na foofu ci Syrie ay bombardement yu métti yoo xam ni def nañ ko fa ba yàq fa lu bëree bëri ba palais bi sax nee nañ visé woon nañ ko ci information yiñ jot mu nekk loo xam ne nag nee nañ avertissement la ci Druzes yi nga xam ne syriens yi ñi ngi leen doon song loolu nag moo tax ñu def indi ay représailles ñoom Israël dañoo jàpp ni Druzes yi si ñoom lañ bokk mais Druzes yi ay musulmans lañ te ay jullit lañ aussi waaye xam na am na ay divergences yi nga xam ne am na seen diggante xam ne moo tax nag ñoom ñu bëgg cee profité pour jël di Druzes yi xëcc seen côté. Trump nag daal dina approuvé accord 310 millions de dollars boo xam ni entretien ñi nga xam mooy F-16 ukrainien yi la loolu nag Pentagone ci maanaam waa Pentagone la koy jaarale. Pentagone nag mu ngi nekk foofu noonu ci wàllum armée foofu ca États-Unis couverture de presse photo soldat armée occupation commandant du char Merkava a été abattu par un sniper du bataillon de division à Beiti Haïnoun au nord de la bande de Gaza il y a quelques jours maanaam moom moo doon couvrir li nga xam ne rek mooy événement yi nga xam ne xew na foofu noonu ñi nga xam ne nag ñooy soldaaru waa Hamas yi daal di nañ koy wàcce liggéey moom nag mi ngi nii ñu wane ko ak photom mu yore benn arme ndax moom da daan maanaam rek li nga xam ne rek mooy photo ñi nga xam ne ñooy armée israélien yi ak maanaam moom ab journaliste la woon rek ci liñ mën a wax mais nag da doon sol tenue militaire Donald Trump daal di mi ngi waajal li nga xam ne mooy ay sanctions yoo xam ni anti-russe la loolu nag Reuters benn journal allemand la moo ko wax nee na le géant de l'énergie Gazprom et des secteurs clés ciblés le président américain n'a pas encore décidé s'il les imposera ou non maanaam daal mi ngi xalaat ba xam sanction yooyu noonu dina ko teg wala du ko teg loolu nag mooy Trump moom xamul jàmm moom la muy def rek mooy lu mu bëgg daal na ko def waaye nag mi ngi def de waaye lu bëri mi ngi ciy réglé waat Chine nag daal nay déployer ay maanaam robot yoo xam ne ay xaj lañ yoo xam ne
ay ci armée bi la ñu bokk. ñooñu nag infanterie la. Infanterie boo ko déggee mooy ñi nga xam ne ñooy dugg ci xeex aw ci suuf di dox pour attaquer ay position ennemie. Un avenir effrayant pour la guerre moom nag nekk na loo xam ne dina tiital ñu bare ci wàllum xeex ndax ay seen robot yu war a attaquer ci place nit ñi. kii nag amul ñaari pied. soldat israélien Elisa Maidan blessé nañ ko ci benn explosion ci benn tunnel foofu nag daf ko doon ubbi ci nord bu bande bu Gaza. ñu wone ko nii ak photom ñu gis ko ñaari tànkam dem. mu nekk loo xam ne nag ñi nga xam ne ñooy les juifs orthodoxes antisionistes daal dinañu dajale foofu nga xam ne mooy Jérusalem contre ñi nga xam ne ñooy Israël daal di woote sax maanaam ñu yàq li nga xam ne mooy Israël maanaam daal di koy yàqal nga xam ni maanaam dootul exister yi. ñoom nag ay juifs orthodoxes la ñooñ ne ànd ñoo ñi nga xam ne ñooy sionistes yi ndax sionistes yi ak juif yi bokkuñu. ñu ci bari dañ leen di jaawale mais am na fa juif yoo xam ne ñoom ay juif la ñoo xam ne maanaam juif bu yàgg ba lañ doon topp. ñoom ay nit yi Muusa lañ woon yonent yàlla Muusa ñoom moom la ñuy topp. moo tax ñoom ànd ñoo ñi nga xam ne ñooy pouvoir bi nga xam ne moo fa nekk di xam ne di salfaañe diine di bind seen texte bopp di wax lu leen neex ak a jëf. juif orthodoxe yooyu nag ñoom keroog def nañ manifestation bu tar ñu leen di wane nii nga xam ne fii nga xam ne mooy seen rassemblement. des groupes de juifs orthodoxes antisionistes comme le Neturei Karta se rassemblent à Jérusalem pour exprimer leur opposition à l'État d'Israël. Ces groupes, notamment à Neturei Karta, qui se traduit par les gardiens de la cité, sont connus pour leur opposition radicale au sionisme et leur appel à la destruction de l'État d'Israël. Ils croient que l'État d'Israël est une entité contraire à la loi juive et qu'il ne devrait même pas exister. maanaam ñoom dañuy wane rek seen ñàkk ànd ak sionisme. sionisme nekk na loo xam ne maanaam ab mouvement la boo xam ne ñoom dañuy woote wu di cofaale ci diine mais li ñuy def du diine mais nag dañoo jël ay nit rek ñu leen di yàqal ak traduire li nga xam ne mooy affaire yi judaïsme affaire yi juif yi pour rek ñu mën a dérouler seen programme yu bon yooyu comme ni ñuy def fii Gaza def génocide. mais ñii nga xam ne orthodoxe yi ñoom dañoo contre ñoom parce que nee nañ leen ñoom li ñuy def ni mooy yàqal li nga xam ne mooy état bu Israël. loolu nag tax na ñoom ba ñuy génn di manifester. Ministre français des affaires étrangères de Jean-Noël Barrot n'a pas tout apprécié que l'ambassade algérienne de l'ONU Amar Benjama a décidé de parler en anglais au lieu du français devant le conseil de sécurité. maanaam au lieu que maanaam ambassadeur bi wax français comme Algérie colonie français la woon muy obligé di wax kii ni anglais loolu nag metti na leen mu nekk lu doy waar. l'Ukraine nag daal dina signé accord des minerais avec ñi nga xam ne ñooy États-Unis pour rek maanaam meññeef yooyu nga xam ne mi ngi am foofu noonu ñu daal di koy jagleel ñi nga xam ne ñooy waa États-Unis. loolu nag mu nekk loo xam ne lu ñaaw la te baaxul ci li nga xam ne mooy peuple bu Ukraine. Premier ministre Netanyahu, l'action que nous avons menée hier soir contre le complexe du palais présidentiel à Damas était un message clair adressé au régime syrien. Nous sommes déterminés à protéger les Druzes en Syrie et nous ne tolérons aucun préjudice à leur égard. Nous continuons à agir fermement contre toute tentative de leur nuire. maanaam daal moom mi ngi jël maanaam rek ñi nga xam ne ñooy diriger di leen défendre moo tax nag ñu daal di bombardé li nga xam mooy palais présidentiel bu Damas. loolu nag ci benn message maanaam allocution bu mu doon def noonu Benjamin Netanyahu nag daal ni ñoom dinañ ci def lu ñu man ba nga xam ni maanaam duñ ci bàyyi dara bu fekkee ni Syriens yi songu nañ Druze yi ñoom lu ñu man dinañ ko def. kooku nag moom mooy Benjamin Netanyahu moo nekk koo xam ne moom raykatu nit la assassin la nekk na ko bon koo xam ni ñi gën a bon ci àdduna moom ci la bokk. Alerte info bi nga xam ne reste moins d'une semaine avant le déploiement d'une grande surprise par le guide suprême. maanaam na rek mu des une semaine boo xam ne rek guide suprême bi dina indi loo xam ne surprise lay doon loolu nag ñu ngi koy xaar. Seulement quelques heures après ñu avoir contrôlé les médias israéliens, renouvellement des incendies dans la zone de Latron près de Jérusalem.
maanaam rek bi ñu waxee ni ñoom média israélien maîtriser nañ li nga xam ni mooy tàkk-tàkk yooyu nga xam ni fan yi moo sonal waa Israël dañ ko wax rek far yàlla li nga xam ne mooy tàkk-tàkk yi daal di gën di metti commencé waat di maanaam gën a jéggi dayoo ministre chinois des affaires étrangères di Yang He nee na nag Chine maanaam dina soutenir maanaam dimbali ñi nga xam ne ñooy Iran ci lu mu mënti doon rek ci li nga xam ne rek mooy enjeu géopolitique international yi Chine nag daal dina continuer di dimbale Iran ci sauvegarder li nga xam ne mooy souveraineté am ak sécurité am ak intégrité territoire et de sa dignité nationale et s'oppose à toute ingérence extérieure dans les affaires extérieures du pays. Israël nag daal di nay maanaam rek terminer cible yi maanaam frappe yi nga xam ne mëne na ko maanaam doon na ko def fële nga xam ne rek mooy Syrie premier ministre bi nag di Benjamin Netanyahu rek daal di moom moo fixé woon loolu nga xam ne mooy objectif yi Israël daal di dem di bombarder li nga xam ne mooy Syrie ba bombarder li nga xam ne mooy foofu nga xam ni mooy palais de la République ba ak ay dëkk yu bëree bëri foofu nga noonu kii nga xam ne mooy sergent israélien bi daal di enrôlé woon ci benn brigade osmonienne ultra orthodoxe maanaam ci wàllum diine la déployé foofu nga xam ne mooy Gaza 6 mois daal dinañ koy faat nag ci benn accident de voiture démb foofu ca Israël ñu wane ko nii mu yore armam ñu daal di koy rey foofu nga xam ni mooy Israël mooy orthodoxe mooy ñi nga xam ni ci wàllum diine la. benn missile boo xam ni américain yi AGM tiré 8B ñu ko maanaam dañ ko defar pour muy détecter ay radar ak détruire li nga xam ne mooy vitesse supersonique daal dinay maanaam tàkk maanaam écrasé foofu nga xam ni mooy Hodeida ci maanaam ciel bi ci jaww ja foofu ca Yémen daal di exploser entièrement ba nga xam ni dara desut ci moom dafa daal di lakk ba jeex nee na nag loolu nag cadeau gratuit la à l'Iran ou la Chine maanaam loolu rek tey buñ ko foree tey bu dalee ci loxo yi nga xam ne mooy loxo ñi nga xam ne rek ñooy xuus yi dinañ ko jox ñi nga xam ne ñooy Chine ak Iran pour ñoom it ñu mën cee defar dirigeant iranien bi sont très inquiets maanaam daal dinañuy am njàqare ci attaque boo xam ni ki nga xam ne mooy Benjamin Netanyahu mën na koo def même si les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord maanaam bu fekkee sax ñoom juboo nañ ak Iran Benjamin Netanyahu mën na leen a song loolu nag moom la média yi di wax fii nii. bi nga xam ne am na fële na ca Gaza fee 4000 handicapés maanaam 4000 handicapés yoo xam ne def na ko ci soldats yi nga xam ne mooy ñii di soldats israéliens yoo xam ne léegi dañoo ñàkk seeni cër foofu nga xam ne mooy bande bu Gaza donner disposition font état des blessures graves et soulève des inquiétudes quant à une augmentation du nombre de soldats handicapés maanaam ñi fa ñàkk seeni cër dafa bari ci soldats israéliens parce que boo xoolee waa Hamas ñi ngi leen di diir ak seen loolu nga xam ne mooy seen matériel de xam nu ñu ko waxee de guerre boobu nga xam ni moom la ñuy utiliser mu nekk Yaasin 105 yi nga xam ni moom la ñuy diire lii di seen saar yi ak li nga xam ne mooy seen sniper yi li ñuy def tax na ba nga xam ni ñu ngi leen di laal bu baax a baax foofu noonu ca Palestine. ñi nga xam ni ñooy waa Chine daal di nañuy trouver li nga xam ne mooy ay preuve yoo xam ni kenn mënu koo dindi ci Covid 19 nee na nag Covid boobu noonu mi ngi jóge fële nga xam ne mooy États-Unis loolu nag waa Chine ñoo ko xamle. résistance palestinien bi daal dinay capturer benn drone boo xam ne drone espion israélien si lien vidéo foofu lañ ko wane ci Instagram ñoom daal dinañ koy jàpp. ministre de l'armée israélien Katz nee na risque que nos soldats à Gaza sont grands et les prix sont élevés maanaam risque bi nga xam ne rek seen soldats yi ñi ngi koy subir foofu nga xam ne mooy Gaza nga xam ne dañoo exposé wu waa Hamas di leen rëbb di leen faat nee na nag risque bi dafa gën a yokk renouvellement incendie yi